ni maire bu njëkk askan wee lay fal deuxième fois bi yow yaay fal sa bopp yàlla dogal na comme joxaat ngeen ñu lenge yi pour 5 ans yii di ñëw ñu war a changer équipe municipale ñi nga xamante ni ñooy samay collaborateur de Yewwi Askan Wi dama leen bëgg a wax benn mbir mooy la ma waxoon 2014 nañu laxasaayu takk suñuy ceinture ngir mën a mériter lu mel nii fii c'est des milliers de personnes ñoom ñoo fi taxaw ku yaakaar ni lii ndam loo xam ni dangaa war a fecc la noo xamuloo li ñu la dénk la collectivité territoriale bu toll ci 120 000 habitants 59 quartiers xale yoo xamante ni ñu ngi xaar ci yow nga régler seeni problème te yàlla dogal na ni Yeumbeul bëriwul ay recette donc jàpp naa ni lenn moo ñu war Babacar Massamba Niang Aminata Sall Seydou Diallo Aminata Diop Serigne Moustapha Cissé Marème Silla Abi Ndiaye de bés du ñàkk ma bëgg ngeen tàccu Abi Ndiaye bu baax a baax Mody Sy Ousseynou Fall et tant d'autres il faut ngeen ñu jéem a mériter lii nga xamante ni moom la ñu teg suñuy loxo ndax dafa am ñoo xamante ni def nañu choix boo xamante ni ci ay mag lañu ko def ñun ñu jàpp ni ñun ñoo gën a nekk ndaw donc ñun ñoo war a gën a sawar ba tax na majorité yëmbaluwaay ñëw voteel ñu ba tey ñu gagné te ndam lii amul benn observateur ci Sénégal bu yaakaaroon ni ndam lii war na mën a nekk 6 centres de vote yi nekk ci Yeumbeul Sud yëpp 5 yi dañu ko gagné ba mara day taali dañu ko gagné ba mara day taali donc nañu fexe mérité lii nga xamante ni moom mooy confiance bi Yeumbeul placé ci ñun li nga xamante ni moom la Bara Gaye ak équipe municipale bi mu àndaloon te gën defoon ci Yeumbeul bu dee benn jàpp naa ni équipe municipale bii di ñëw war na mën a def ñaaram loolu la Yeumbeul di xaar ci ñun mais du ay tëgg ak i fecc yi jeex na ci campagne électorale bi liggéey moo ci des avantage bi ma am man mi nga xamante ni man maay remplir dès la semaine prochaine su fekkente ni sous-préfecture ñëw na defar le bureau municipal ñu defar li nga xamante ni moom mooy suñuy commission technique liggéey bi dafay continuer man maa leen digoon ni danañu lal gazon synthétique bii ci terrain central incha allah danañu lal gazon synthétique bii ci terrain central man maa leen digoon ni leen terrain basket bi pare na li ci desoon mooy place publique bi ci Farba maa leen digoon ni danañu ko inaugurer incha allah danañu ko inaugurer très prochainement man maa leen digoon ne ci biir mandat bi incha allah danañu def Yeumbeul Sud lycée technique incha allah danañu liggéey ci loolu pour def Yeumbeul Sud benn lycée technique man maa leen digoon beneen centre commercial bu gën a rafet li nga xam ni mooy centre commercial Al Maktoum incha allah danañu fi def beneen centre commercial bu dàq centre commercial Al Maktoum Bara Gaye moo leen digoon la cité des affaires de Yeumbeul Sud incha allah danañu réaliser la cité des affaires de Yeumbeul Sud mais li ma gën a ñor te loolu dama ko xaar ci yéen xale yi ñi am liggéey ak ñi amul liggéey ñi toog seen kër ak ñi génn ci mbedd mi ñi am carte d'identité ak ñi amul carte d'identité mooy le cadre de vie de Yeumbeul il faut que ñu changer ko li nga xamante ni mooy environnement Yeumbeul comme Bara Gaye li ñu waroon tabax ci Yeumbeul yëpp tabaxoon na ko ci premier mandat bi damay ànd ak yéen ni ñu defee Yeumbeul ville lumière ndax bi ñuy ñëw 2014 amul ñaari lamp yu takk ci mbedd yi tey ñu nekk ci 853 poto lamp yu takk ci mbedd yi ba Yeumbeul bokk ci communes yi nga xam ne ñoo gën a leer ci Sénégal mandat bii di ñëw dama bëgg Yeumbeul Sud bokk ci communes yi gën a set ci Sénégal
te loolu pour mu am yaakaar nañ ko ci ASC yi yaakaar nañ ko ci groupement de promotion féminine yi yaakaar nañ ko ci association de développement yi yaakaar nañ ko ci artistes yi yaakaar nañ ko ci bàjjanu gox yi yaakaar nañ ko ci relais communautaire yi yaakaar nañ ko ci délégué de quartier yi waaye ci yéen askan wi laa ko gën a yaakaar ndax yaakaar nañu ko ci borom charrette yi aussi way yaakaar nañ ko ci ñoom aussi ndax grec yi ñooy wax mens sana in corpore sano un esprit sain dans un corps sain su fekkente ni bëgg nañu sunu développement du capital humain mën a yokk nañu fexe ba li nga xam ni mooy sunu cadre de vie gën a am solo fii ci Yeumbeul et jàpp naa ni engouement bii nga xamante ni moom ngeen wane ak seen taxawaay ci biir Yeumbeul ça veut dire que li ñu leen defal ci premier mandat bi doy na leen sedd na seen xol donc deuxième mandat bi dama koy déjee la jeunesse de Yeumbeul pour ñu ànd incha allah defar li nga xamante ni mooy le cadre de vie de Yeumbeul leneen li ci des ngeen bàyyi ko ci ñun incha allah danañu jéem a xool naka lañ koy defaree ñun avec nos commissions techniques. leneen li nga xamante ni moo ci des ay remerciements la je voudrais remercier ñi nga xamante ni ñooy les leaders ma tudd leen de la coalition Yewwi Askan Wi maa ngi remercier Serigne Mouhamadou Moustapha Sy bu daayira Moustarchidine wal Moustarchidat président du parti de l'avenir du parti de l'unité et du rassemblement maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax si Malick dundal sa dund gi am na njariñ yàlla na nga dund si Malick yàlla na nga dund si Malick yàlla na nga dund maa ngi remercier le président Ousmane Sonko dundal sa dund gi am na njariñ Ousmane Sonko dundal maa ngi remercier le président Khalifa Sall dundal ndax sa dund gi am na njariñ maa ngi remercier le président Malick Gakou dundal ndax sa dund gi am na njariñ maa ngi remercier Serigne Mansour Sy Djamil dundal ndax sa dund gi am na njariñ si Malick maa ngi remercier le président Boubacar Camara dundal ndax sa dund gi am na njariñ maa ngi remercier le président Cheikh Bamba Dièye dundal ndax sa dund gi am na njariñ maa ngi remercier le président Déthié Fall dundal ndax sa dund gi am na njariñ maa ngi remercier le président Girassi dundal ndax sa dund gi am na njariñ maa ngi remercier la présidente Aminata Lo ma sœur dundal ndax sa dund gi am na njariñ soo amee ñeneen ñu ma fàtte ñu jéggal ma maa ngi remercier la présidente Aïda Mbodj ma bàjjan dundal ndax sa dund gi am na njariñ alors leneen li ci des je voudrais dire quelque chose maa ngi jéggal s'il vous plaît maa ngi jéggal ñi nga xamante ni ñoo ñëwoon bërki démb sama kër yaay tojote ko def fa ay pompe à gaz ñooñu jéggal naa leen ci xol bu sedd guy dañu leen askanale woon comme ay éléments de sécurité yu suma grand frère Amadou Wot baal naa ko ci xol bu sedd guy ndax li nga xamante ni moom lañu fa toj muy dégâts matériels yàlla dimbali na ma ki nga xamante ni mooy sama collaborateur di Ibou Mbaye nekk menuisier démb bi muy dem di remplacer vitres yi yëgaluma ko sax Ibou maa ngi lay gërëm bu baax a baax donc ñi fa ñëwoon muy ñoom Gabar Chine muy xale yi sant kan di doomu papa kan yi ñoom ñëpp ma ni woon du ma leen porter plainte seen kilifa laay porter plainte jéggal naa leen ci xol bu sedd guy lenn rek moo ma metti mooy dañoo commencé ci Yeumbeul loo xam ni Yeumbeul xamu ko muy violence ku ne xam na ni Bara Gaye soxlawul garde de corps buy campagne électorale ci Yeumbeul nit ñi dañuy sax jaaxle parce que nag dañoo dëkk Yeumbeul te miin Yeumbeul
soxlawuñu garde de corps soxlawuñu élément GIGN moo tax soxlawuñu nervi donc ñi nga xamante ni ñoo fi bëgg a indi loolu nañu xam ni yëmbal soxlawuñu loolu mais nag li ma ci métti rek mooy suma yaay feebar ñu ginnaaw ma bi ñuy toj vitre salon bi maire bi mi ngi ci salon bi après ñu toj ko pompe gaz foofu bu lenoon amoon tamit dañuy ñëw di jéggalu rek donc jàpp naa ni loolu jaru ko woon parce que yëmbal xamuñu loolu yëmbal dafa di dëkku Seydina Limaamu alayhi salaam ma bëgg a remercier benn jëmm joo xamante ni bëggul ma tudd ko muy Serigne Cheikh Gallo Thiaw Laye ma bëgg ngeen tàcc ko bu baax a baax Serigne Cheikh Gallo maa ngi lay nuyu bu baax di la gërëm di la sant ci sa taxawaay à mes côtés ci sa engagement à mes côtés pour nous permettre aujourd'hui à ce grand soir taxaw fii mën a jàkkaarloog yëmbal la tête haute pour mën leen wax jërëjëf ndax baat boobu yaa ma ni woon Bara Gaye ku deful dara doo dégg dara li nga ñu defal mérité ne ñu ne la Bara Gaye merci c'est que merci jooju nag moo doon merloo ñenn ñi mais Serigne Cheikh Gallo merci et merci beaucoup ma bëgg fàttaliku koo xamante ni sama campagne électorale xaw naa koo arrêté bi mu génnee àdduna ndax dama ko def papa bëgg ko mu bëgg ma te nëbbu ko woon fen te man aussi nëbbu ma ko fen muy imam Seydina Issa Laye Gaye imam Seydi yal na ko yàlla xaare aljana yi illiina wanale ko baayam bu tedd ba imam Mouhamadou Sakhir Gaye wanale ko Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam dugal ko ci aljana yi gën a kawe imaam yal na ko yàlla xaare aljana génn àddunaam dafa defoon ci man jeexital boo xamante ni sudul woon ki nga xamante ni tey moo nekk ci kanamu famille Baye Sakhir muy Seydina Libaas ak imam Souleymane imam Baye Jibril donc duma woon mën a reprendre li nga xamante ni mooy campagne électorale bi ndax gaañu ki nga xamante ni mooy imam Seydi dafa def jeexital bu metti ci man ñu koy ñaanal sunu borom bu baax a baax may nuyu magi waay yëmbal yi di nuyu imam yi di nuyu délégué de quartier yi di nuyu responsable yi bu kenn xool suba kan moo votel Bara Gaye ak ku votelul Bara Gaye soxlawuma xam kan moo ma votel ak ku ma votelul yàlla dafa dogal may nday ji réewu yëmbal depuis 7 ans ngeen wóoluwaat ma tegaat ma pour ma war a nekkaat nday ji réewu yëmbal pendant 5 ans fàtte naa ñi nga xamante ni ñooñu contrôle ci élection yi ci campagne électorale bi ñëpp wëlbatiku nañ nekk suñu njaboot lii mooy expression démocratique ci Sénégal c'est tout à fait normal parce que campagne électorale la ñu wax ku ci nekk sañ ngaa bëgg ku ci nekk sañ ngaa bañ ku ci nekk sañ ngaa far li ñuy bañ rek mooy nga parparloo et jàpp naa ni yëmbal aussi benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar yëmbal mooy caaroy kaw mooy Afia mooy yëmbal ndax yàlla dogal na les 2 villages traditionnels ñoo composé li nga xamante ni mooy la commune de Yeumbeul Sud plus li ñu tuddee Afia ak Djidda donc ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant bu baax a baax ñi nga xamante ni dañoo jël seen xaalis dugg studio parce que xam nañ ni Bara Gaye yorul woon dara lu mu campagne ñu dugg studio génnee ay single ba pare may ma ko tàccul leen ma Fatou Lawbe bu baax a baax a baax tàccul leen ma Fatou Lawbe bu baax a baax a baax jërëjëf 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 donc vraiment Fatou waxoon naa ko keroog ci avant meeting de clôture bi newoon naa ko au moment où ñenn ñi di daw Bara Gaye di dem fi nga xam ni moo gën a neex te Bara Gaye yorul dara Fatou Lawbe ñëw rek firi mbalaan ni man Bara Gaye laa àndal